ca Ndar Géej la nekk midi sënkam moo fa jot waxtu woowu moo jot ci studio King FM Midi Culture asalaamaaleykum. Midi Culture. mbirum pétrole ak gaz bi kon coow laa ngi wéy di am ba léegi dox ci diggante kon Aliou Sall ak waa BBC ay fayagul ndax fu nekk ay wax nga fay bàyyeekoo waa plateforme aar li ñu bokk ñoo ci mujj Cheikh Tidiane Dièye ak ay ñoñam ne li ñu daal di bëgg moo di kon kile di Aliou Sall daal di leeral mbir yeek fu mu jóge tey it lu jiin njaaga njiitu réew mi di président Macky Sall mooy njàkk di ngeen leen dégg ci biir Midi Culture waa Pastef moom ya nekk ca Géejawaay ne kon li ñu bëgg moo di foofee ca Géejawaay maire ba di Aliou Sall daal di tekki ndombal tànkam Mansour Faye kon bokk ci ñu jege loolu ki la di président Macky Sall ne li gën a metti kon mooy nga daal di bokk ak njiitu réew ma Sénégal askan wet joxe ci seen xalaat ne li nu bëgg moo di kon lépp leer jëwriñ jore wàllum yoon ne saisir na procureur de la République xalaatub Babacar Ba bu forum du justiciable ci biir Midi Culture li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagle la aada ak cosaan mu gën caa fës kon bindkat bi la di Ahmed Guissé mi joxe xalaatam ci li waral xale yi kon liiratuñu Angèle Diaban mi jël prix meilleure réalisatrice rappeur MC moo mi génne album bi mu duppee kon ndëgër laaye ak nataalub Dieynaba Wele ñu gën koo xam ci Acha Wele ak gan gi lii lépp buñ ko faram-fàccee ba noppi Midi Culture day buur ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal ak Kati Ndiaye ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokki auditeurs ak internet yu ñu suivre. na leen ko waxee ca booba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi mu di kon mbirum Aliou Sall ak waa BBC jëm ci pétrole bi ak gaz bi ak coow li mu mel ni kon fayagul. mu ñu ubbi woon ab l'enquête rek jëmale ko ci li nga xamante ne moom moo di pétrole bi file ci Sénégal coow li bëri ba tax na plateforme bi la di aar li ñu bokk nag daal di mer di xamle rek ni dinañu daal di organiser ab marche niki àjjuma ji ñu jëm di joxañ baaraamu tuuma ki nga xamante ne rek moom moo di président Macky Sall di ko xamal ne rek nenu daal di indi ab leeral jëm rek ci li nga xamante ni moom moo di octroi de licence d'exploitation des blocs pétroliers ak it gazier nañu ko daal di teewlu moom Cheikh Tidiane Dièye ak it Imam Kanté bu plateforme aar li ñu bokk. mais monsieur le président Macky Sall moom mi nga xam ni jël na ay contrat ay licence su pétrole jox ko ay entreprise yu jóge bitim réew te ba mu leen koy jox moom xam na xel ni entreprise yooyu amuñu kattan ci xaalis amuñu man-man ci technique bu ñu mën a exploiter pétrole au Sénégal mu di entreprise Frank Timis xamoon na loolu yëpp waaye mu jox ko moo tax ñu ne ko monsieur le président ñun moom mooy suñu interlocuteur moom la ñuy waxal danañu continuer ba lépp lu mu laaj ñu def ko ba li ñuy laaj ñu jot ci bu ñu paree nag bii jéego dinañu def jàngat évaluation xool fan la ñu mën a jëm feneen bu ko defee ñu yegg ca. vendredi bii di ñëw incha allah dinañ def benn daje bu mag place de l'Obélisque ñu def ko benn rassemblement di ci woo ñëpp nañ ñëw mag ak ndaw góor ak jigéen ci film boobu ak ñeneen ñu nekkoon ci réew mi fii doon ko tudd ay dossier ci ay nit ñu fexe ba loolu yëpp leer ñu yóbbu ko justice ñu atte ko atte bu leer réew mi xam fu mu féete ku nekk xam foo féete tegaat contrat yëpp ci table bi waxtaanee ko ba xam askanu Sénégal est-ce que nangu na signé yi contrat est-ce que nangu na ay njiitam signé ko wala déet alal la boo xam ni jot naa génn wala bind nañ fi ay këyit ne dafa nar a génn ci turu Sénégal ñu leeral ko ba xam liñ ci war a mën a delloosi ci réew mi ñu delloosi ko. mu nekkoon kàddu yi Imam Kanté ak Cheikh Tidiane Dièye bu plateforme aar li ñu bokk mu mel ni kon coowul BBC ak Aliou Sall ba léegi ñi ñaa ngi ciy wax rawatina Pastef te ñu fare kon ca Géejawaay. ñoom ñi la rek li ñuy daal di xamle mooy kii di Aliou Sall mu daal di jóge ci bépp poste boo xamante ne rek mënu koy jiite daal di cee doole ni li nga xamante ne rek moom moo di justice bi nag nanu daal di def seenub liggéey jëm ci li nu mel nanu teewlu Alpha Ba nekk responsable Pastef foofu la ca Géejawaay mu ngi ci micro wu Serigne Saliou Seck. ji nag ñun bu ngeen xoolee ci livre Ousmane Sonko am na yu bëri yoo xam ne moom ci boppam Ousmane Sonko génne woon na ko ci livre ba wone ci lu leer lu amay firnde ba BBC génnee mbir mi nag BBC waxu fi lu wuuteeg lu fi Ousmane Sonko waxoon xanaa rek support yee wut ñu naan nguur gi nag ñu ngi koy ñaan monsieur Aliou Sall muy maire Guédiawaye ñu ngi koy ñaan bépp ndomb tànk bu mu am ngir jàppale yoon mu def liggéeyam fu ma xam ne doonee benn bépp ndomb tànk bu mu am na tekki ndomb tànkam buñ ko setalee ñu xam ne yoon a ko setal bu fekkee nag am na lu tegu ci kawam ñu xam ne yoon a teg ci ñun dañoo jàpp ne luy taal réew wala luy indi jàmm ci réew mooy dëgg fu dëgg amul jàmm mënu faa am ñu ngi ñaan nag nguur gi parce que ci constitution bi sax dañ ko ci wax ne mbirum pétrole ak gaz ak yi ni mel askan wee ko moom ñun lu ñuy laaj nguur gi rek mooy na wax dëgg wax ak sénégalais yi dëgg sénégalais xam luy dëgg ñëpp xam fu ñu féete ñun ñaanuñ yàlla mukk Sénégal tàkk
nekkoon kàddu yi Alpha Ba di responsable Pastef fa nekk ca Guédiawaye mu mel ni kon coow loolee yàqkat rek ñoo ko daal di yëkkati. ci loolee rek la ñuy desandi kàddu yooyu ki ko yëkkati rek moom moo di ministre Mansour Faye di xamle ne loolee rek ngir daal di yëngal Sénégal moom moo tax ñu koy def waaye lii di intérêt wu Sénégal nag daal di nañu ko defar ba nga xamante ne rek waruñoo jaaxle benn yoon ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy indi wàllum coowal pétrole bi le dañu daal di nekk ñoo xamante ne rek dañu daal di bëgg a yàq Sénégal nanu teewlu ministre bi la di Mansour Faye. wax mooy ñu nga xam mën naa wax ñoom ay ennemis Sénégal lañu parce que gis nga am na loo xam bu ñu ko xool buñ ci jógalee dañuy indi problème gis nga lu xew Irak wala lu xew Libye wala lu xew luy xew Venezuela parce que tout simplement am na ñoo xam ne seen ay intérêt bopp moo leen tax a jóg ñu war a jaxe sa dëkk bi bu ñu leen toppee Sénégal bu ëllëgee day suux ñooñu nag ay ennemis Sénégal lañu nekk ñoo xam ne Sénégal moo leen tax a jóg mais seen intérêt bopp moo leen tax a jóg mais lan moo xew dara xewul Sénégal daf ci yokk ay intérêt lii ñuy wax en réalité mais amul benn toq xaalis Sénégal bu ci dem bu fekkee BP keneen jaay na ay action keneen mais seen biir la kooku intérêt Sénégal nekkul mais est-ce que mën nañoo tere aussi doomu sénégalais muy faciliter mbir parce que tout simplement rakku président la wala goro président la wala jarbaatu président la mais ça pose problème. donc léegi mais loolu transparence ci la bokk. parce que Aliou Sall rakku président la mënul def business mais il faut mu def business donc léegi pour nekk président Sénégal looy def léegi waratoo nekk sénégalais war a am doom war a am jabar war a am nijaay war a am tante war a am maam. kon nañuy jël benn mongolien mu ñëw diriger Sénégal mais c'est ça la réalité parce que c'est pas parce que président rakku président la parce que war am facilitation ba mu koy def boobu président Macky Sall nekkuloon président c'est ça la réalité. nekkoon kàddu yi ministre Mansour Faye ki la di Abdoulaye Diouf Sarr moom it li mu gis moo di lépp dina leer. moom nag jàpp na ne lépp dina leer te kii di njiital réew mi Macky Sall nag dina daal di def lépp rek ngir nag daal di nëppal mbir moomu leen nanu daal di teewlu ki nga xamante ne moom moo di ministre Abdoulaye Diouf Sarr. 2012 ba léegi bu ñu nawee ci àddina bi partout dans le monde ñu tudd suñu réew c'est parce que dañ fi fekkoon lu jaxasoo ñu fexe ba dëkk bi nekk dëkku leer ak leeral loolu nag du tey lañ ko commencé 2013 déjà président daf ne pétrole bi ak gaz bi mi ngi ñëw damay fexe ba suñu réew ñu inscrire que ci ITIE réew yi xamante ne bëgg nañ leeral lépp lu ñu def ci wàllu pétrole wàllu gaz rek dañ koy génne ci site internet contrat yëpp yu génn loolu Sénégal daf ci bokk ñu ràññee ko ci ba ITIE jox ko satisfaction bu am solo beneen bi mooy que ne ñun dañu ne duñu ñëw rek état bi gérer ko de manière spéciale mais duñu jël benn kuréel bu ñuy wax COS-Petrogaz boo xamante ne ñu bëri ñoo koy seq wax nañ ne sax société civile ak opposition mën nañ ci toog pour que lépp lu ñu war a def ci wàllu pétrole ak gaz rek ñu toog waxtaane ko ci intérêt réew mi. kàddu yi ministre Abdoulaye Diouf Sarr askan wet joxe nañ ci seen xalaat. joxe nañu ci seen xalaat di wax rek ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum justice ñu daal di def seen liggéey ba indi rek lu leer jëm ci mbir mi ni mel te it bunu rek di xool ni ki nga xamante ne moom moo di Aliou Sall rek ci njiital réew mi la ba tax rek duñu def li nga xamante ne moom la ñu war a def reportage bi ki ko def moom moo di Momar Ndaw. pour yoon mën a def liggéeyam dafa war a démissionner. Ndeye Assou Diop di jàngalekat nekk à la retraite moom xalaatam nëbb ko nee na mbir mi dafa war a leer gaaw. rek ñu nekk ci prison ba mën nañ leen génne seen i mbokk sanga leen ne kon duñ dugg prison dañ la taxal da nga ne da ngay porter plainte ñun loolu la ñu bëgg na leer. gis-gis boobee dafa mel ni weetu ci benn yoon ndax xale bu góor bii moom it noonu la gisee di ab étudiant atam toll ci fanweer. bien public ñëpp a ko bokk donc dañ fu ñu koy waxtaanee ñëpp dañ si war a am bët ñëpp a si war a xam ni lii nii lay jaar fii lay dugg ak fii lay dugg c'est pas seulement pour Macky Sall mbala pour kenn ku nekk si opposition mbala benn nit ñëw accaparer wu ressources yooyu ngay romb si réewu Dakar yi di gis ay pauvres affaires yooyu. Monsieur Fall di ab ancien militaire ñu fekk ko si arrêt bi muy xaar oto li muy ñaax kilifa yi mooy lépp aw ci yoon. il faut ñu xam ce qui se passe en fait si les contrats ne sont pas bien faits mais ñu reprendre ñu signé waat yeneen contrat yoo xam ne day arranger sénégalais comme ça xaalis boobu ñëwaat ci Sénégal pauvreté bi wàññeeku parce que c'est ça en fait le but. moo defam deful ñu ngi xaar fu wànnante di mu jékki gëtëm lu si mënti am rek ñu ngi ñaan dal am ci réew mi. cant ak ngërëm ñeel na la Momar Ndaw ci mbir moomee la ñuy des ba tey mu mel ni kon jëwriñ ji sàlloo wàllum yoon ci réew mi utali na kon procureur de la république ngir ay leeral jëmale ca. loolee ren bëgg nag indi ay leeral jëm ci mbir mi ni mel ba tax na rek ñu daal di teg ci ay loxoom li nga xamante ni moom moo di l'enquête gi ndax rek ñu indi ay leeral jëm rek ci li nga xamante ne tudd nañu ko ci reportage boobu li nga xamante ni waa BBC daal di nañu ko def nañu teewlu Kumba Ba. ni ko opposition bi sàkkoo woon njiitum réew mi daal di woon koy annoncé ki nga xam ne moom mooy procureur général daal dinañ koy saisir ci mbirum contrat pétrolier yi ci Sénégal te rakkam ji di Aliou Sall ñu takkal ko si ñu sukkandikoo ci Babacar Ba jiite forum du justiciable nee na lu war la ndax askan wi dañu war a xam li xew kon fokk yoon leeral ko. donc il faudrait que ñu ubbi enquête pour mun a xam lan moo tax président jéggaluñ ko rapport bi
kan moo waroon jébbal rapport bi te jébbalu ko lu tax rapport bi mu paree mu dem sur la place publique alors que président la ko lañ ko waroon jox waaye tamit gis nañ que ni le ministre de la justice bi ñu saisir procureur daf ko wax ni ko lépp loo xam ne également ay révélation la lu jóge ci mbirum BBC dañu bëgg ñu leeral ko. mu yokk ci ni donte ni Aliou Sall rakk la ci njiitu réew mi loolu warul yàq dara ci liggéeyu yoon te mbir mi waruñu koo def mbirum règlement de compte politique. bu ñu wax ay contrat pétrolier loolu mënuñu ci génne li nga xam te mooy état bu ñu waxantee dëgg rek parce que déjà boo xoolee ci enquête bi li ñu fësal mooy état du Sénégal dafa octroyer ay contrat yoo xam ni ñam ko jox waruñu leen ko woon jox kon mbir mi nekkul mbirum Aliou Sall dëgg mbirum état aussi ci la nañ ko bañ a def affaire personne pour man c'est un débat boo xam ni du débat personne du débat état du débat gouvernement du débat boo xam ni ay société civile la mais affaire la boo xam ni mbirum askan bi la ñu war ko leeral pour que ñu mun a xam fan la dëgg bi féete et puis tamit ñu bañ ko def mbirum règlement de compte. débat bi ñeel mbirum contrat pétrolier yi ci Sénégal mu ngi wéy di lëmbee askan wi ñëpp di ci wax ngir clore débat boobu nag moo waral ba procureur général ñu daal di koy saisir ci mbir mi ba yoon def ci liggéeyam mu leer ci bopp ñëpp. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Kumba Ba ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM 12h12. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. fay naa la Serigne Saliou di nuyu kat yi ak auditeurs yi. maa ngi lay fay Kumba ñu tàmbali ko ca Mali ak jëye ja nga xamante ni amoon na fa ay laaj yu bëri daal dinay taxaw samp jëm rek ca massacre googu am foofu la ca Sobane. émotion di naqar ak tiis ba tey moom lañ nemmeeku ca gox boobu di Sobane kon nekk ci commune rurale bu Sanga nga xam ne mu ngi ci diggu Mali kon massacre ba nag ay waxtu yu bari la def diggante dimanche ak altine ji ci suba waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jotoon faatu doon nañ leen ropp démb ci ngoon gi après ginnaaw tàkkusaan si kon am na it ay doomu aadama yoo xamante ni bi ba jamono ji kenn xamul fan lañ nekk ci village boobu di Sobane kon victime ya nga xam ne ñoom ñoo loru woon ci li nga xam ne moom mooy cong yu metti yi fa amoon ci rob googu nag teewoon na fa ay autorité yoo xamante ne yu mag la ci dëkk ba waaye it ñi nga xam ne ñoom ñooy way juru ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan. ñu dem ca RDC ki nga xamante ne moom moo di Joseph Boucar Kassonga bëgg nañu koo jëlee ca bopp union de la presse. moom nag dañu jàpp ne dafa luubal xaalis bu bari ñu ko def di ay ñoñam ñu mu sekkaloon kon conseil boobu conseil de discipline et d'éthique professionnelle ñoom nag dañoo jël dogal ne jamono ji dañ koy génne sax ci li nga xamante ni moom mooy métier tasum xibaar ndax nee nañ Joseph Boucar Kassonga je pense que j'ai bien prononcé moom nag dafa génn ci dëkk ba mu ngi nekk jamono ji ca Tunis waaye nag am na fanweeri fan di 30 jours pour daal di indi li nga xamante ni moom mooy recours am ngir weddi li nga xam ne moom mooy tuuma mooy yi ñu teg ci kaw loosam commission de discipline ba nag nee nañ gannaaw loolu sax moom dafa def ay jëye yu bëri yoo xamante ni bi ci wàllu gestion koppar yi la. ñu jeexalee ko foofu la ca Amérique ki nekkoon conseiller juridique bu Nixon ñu ngi ko auditionné foofu la ca chambre des représentants. moom John Dean kon ni nga ko waxee moom moo nekkoon conseiller juridique bu président Richard Nixon nekkoon njiitu réewu États-Unis moom nag moo nekkoon 37e président ba kon diggante atum 1969 ak 74 moom moo jiite woon États-Unis waaye moom waa ji na dañ ko woon ne il faut que mu indi ay seede jëm ci ñaari mbir bu ci njëkk nag moom mooy li ñu tuddee affaire du Watergate mooy scandale bu Watergate ba nga xam ne sax moom moo waddaloon ki nga xam ne moom mooy Richard Nixon ci atum 1973 bokk na ci it beneen rapport di rapport Mueller nee nañu boobu tamit yëngal na bu baax li nga xam ne moom mooy gouvernement bu Trump audition ba nag liñ ca nemmeeku moom mooy ay xasanteek xaxaranteek yu ni mel foofee ca Maison Blanche kat yi fa la ñuy jeexale xibaaru biti réew yi. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Kumba Ba doon faram fàcceel kon xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ciy topp gannaaw bàkk bi lay doon. Tout de suite, le sport. Now, sports. ma nga noonu bàkk boobee kon xibaaru tàggat yaram yi lay yëgle dañ koy tàmbaleek wàllum football rawatina équipe nationale bu Sénégal ak Aliou Cissé ki gaynde mu mel ni kon mujjee na leen a wàññi ba ñu yam ci ñaar fukk ak ñett. daf leen war a wàññi ba tax na rek ñaar la war a daal di génne ci liste boobule waaye fi mu nekk nii la rek ba tey nag xamleegul ñan la ca jot a dindi waaye rek am na ci ñenn ñoo xamante ni ñu ngi daal di xamle ni kii di Santy Ngom ak it Sada Thioub ñoom ñaar ñooñu la ñu nar a génne ca groupe boobule bu nu daal sukkandikoo ci
mooy information yi nga xamante ne waa Wii Sport daal dinañu ko joxe. dañuy daal di wax ci leneen rawatina wàllum basketball ak Ligue de basket de Dakar. kii di Ibrahima Diagne moom it fi mu nekk nii la dafay daal di déposer waat candidature am ngir rek daal di nekkaat président de la Ligue de basket ni ki ñaareelu yoonam ndaxte jàpp na ne rek war na mën a amaat ñaareelu mandat. làmb la ñuy jeexale ak janloo doxoon ci diggante rëg-rëg ak Gris 2. seen jàkkaarloo ba nag métti woon na torop ndax kii ñuy woowee l'éléphant bu Fass nag dafa daal di bañ a yéeg ci li nga xamante ne moom moo di balance bi li waral li ni mel rek moom moo di nee na rek ñu ko daal di jiite dañu ko daal di tere rek mu daal di yéeg ca balance boobu léegi nañu daal di teewlu li nga xamante ne moom mooy kàddu yom fa yëkkati. mais nit ku nekk da nga am kilifa. waaw wala déet nit ku nekk da nga am kilifa. te sa kilifa luñ la wax loolu nga war a topp loolu rek moo ko waral mais lig ñu ko laay lu ma sant ci àdduna defuma ko xamal ne sama waxu kilifa moo ko jiitu moo ko waral mais loolu c'est rien moom adversaire bi man ak moom bu ñu jàppantee bu ñu paree journaliste yi ku ko ci laaj ñaata kilo laa dina la ko wax. lii contrat la dañuy remplir suñu contrat amul lii du respect sa moromu mbër yéeg na da nga war a yéeg loolu mooy respect wala moom dafa ragal bu fekkee dafa ragal war dañu koy wax loolay wax bi. mais man bu ma ragalee moom dinañ xam ñun ñaar kan moo ragal ndax samedi yàggul. mi ngi noonu kon nekkoon janloo bu doxoon ci diggante Gris 2 ak kile di rëg-rëg nekk ñaari mbër yu war a daal di laale foofee sax la ñuy yam ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi pàcc bi nu jaglee la aada ak cosaan ciy topp bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbale ko wàllum liifantu akon bindkat bile di Ahmed Gisak la mu ca xalaat. li mu xamle rek moom moo di ñi nga xamante ni moom moo di ndaw ñi nag dañu daal di wàññi li nga xamante ni moom moo di lecture bi ndax rek audiovisuel bi maanaam li nga xamante ne moom la ñuy gis seen téléphone yeeg li nga xamante ni moom la ñuy wone ci télé bi moom nga xamante ne moom moo bind roman bi di la révolte des fortunés daal dina yëkkati ay kàddu jëmale ko rek ci ndaw ñi ngir rek ñu daal di tàmbaliwaat delluwaat di lire li nga xamante ni moom moo di livre yi ndax am na solo bu baax a baax sikk naag waxtaan bi ki nga xamante ni moom moo di Papa Madiakhate Sarr. waaw xam nga loolu li nga wax moom dëgg la xam nga lecture ndaw yi jàppal lañ ko trop parce que bon avec l'avènement de l'internet des trucs de l'audiovisuel xëy na xaay internet léegi il faut nit ñi xale yi ñu gën leen yóbbu si lecture da ngay dama la jël exemple dëkk yu mel ni ay France ak yooyu pourtant ay audiovisuel ay télévision ay internet fa la gën a développé mais terewul fa la lecture gën a développé dañuy lire kenn ko lire parce que xam ne c'est question de culture la ak d'éducation il faut ñu jéem a egg xale yi foofu jéem leen inciter à la lecture jéem leen wax lan mooy njëriñu lecture ci seen développement personnel seen culture personnelle ak ëllëg et incha allah xam naa ne bon ñu bari ñu ngi si jéego fi mu nekk nii te yaakaar nañ ne de plus en plus on va trouver des formules incitatives yu gën a may xale yi ñu gën a mën di lire parce que wala leen lire ni mu amee solo seen adduna seen développement personnel ak seen mbiru yaataayu xam-xam. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi Ahmed Guissé nekk kon ab bindkat moom sax moo bind roman bi nu duppee la révolte des infortunés moom loolee kon sëlëf la ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Pape Madiakhate Sarr di ngeen ko mën a dégg laata xibaar yi jeex ndax mooy nekk gànn ko Midi Culture dañuy wëyal pàcc bi nu jaglee la aada ak cosaan rawatina wax ci Angèle Diaban nekk ab réalisatrice ci réewum Sénégal. moom nag daal dinay am ab prix bu moo xamante ne jël nañu ko mu nekk prix de meilleure réalisatrice de la communication économique des États de l'Afrique de l'Ouest ak film bi di Un air de Cora nga xamante ni itamit daal dinay bokk ci compétition officielle jëm ci festival panafricain du cinéma et de la télévision foofule ca Ouagadougou. Ndeye Mati Dieng nag mënu defal résumé wu film bi. doomi réew bi di Angèle Diaban daal dina jot raaya bi ñu dippee meilleure réalisatrice la communication officielle des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO aljuma bi ñu génn. Un air de Cora mooy turu film bi gàddu raw gàddu gi ca festival panafricain du cinéma et de la télévision d'Ouagadougou FESPACO ba amee woon ca Burkina Faso. raaya boobee ànd ak fukki million wu neexal la muy fesal mooy jigéen li mu mën a andi ci développement wu dëkk. film bi di Un air de Cora mbëggeel la bu mënul nekk diggante xale bu jigéen
bu jullit teg ci di muuru ak benn chrétien. Salimata ak Emmanuel ñaari ndaw lañu yu bokk bëgg-bëgg muy kora di ab jumtukaayu musique bu Afrique moomal boppam wante seeni diine bokkul. Salimata ñu koy woowee Mata ci biir film bi doomi artiste bu mag la wante gisul boppam ci musique bi baayam di def. Kora gi mu bëgg ca communauté catholique ba nekkee ca dëkk ba dong la ko gis tax ba mu jege leen ngir jàng. Emmanuel mi nu ko jox ngir mu jàngal ko di ab xale bu góor bu taaru lool yàggul dara mu gis yu ko neex ci Salimata mbëggeel juddu seen diggante wante mbëggeel boobee mënul ne ndax seeni diine li mu wute terewul doom bu góor juddu ci te wóorul sax ndax baayam bi di Emmanuel dina ko mës yëg. Angel Diabang mooy ki ko fent ndaw si ma nga jàngee ca Média Centre bu Dakar laata muy dem France ak Allemagne fentkat bi ci Monté la doore soogaam soobu ci réalisation ci atum 2005 fukki at ak ñeent la def ci liggéey bi amal ci juróom benn film jot ci ay raaya yu bare. Angel Diabang un air de Kora. Ndeye Mati Dieng keneen ku leen di xamleel ci biir Midi Culture moo di kon Mamadou Ngom alias MC Mo. moom nag ab artiste rappeur la daal dina génne album bu bees bu mu daal di dippee Ndégarlaay dellu si waat na rek ci li nga xamante ne moom moo di jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci biir milieu musical bi découverte bi nag kii di Fatou Sow mënu ko defal. ñu ñëwaat ci beneen découverte bi la yoon ñu jagleel ko rappeur bii di wuyoo ci turu Mamadou Ngom ñu gën ko xam ci MC Mo mu ñuy xamle rek at bu mu tàmbalee lii di hip hop ak première singalam ba si albumam bu yees bi. commencé rap depuis 2003 Wakam nekkoon ci benn groupe bu tuddoon Tigi Vibes après 2009 2010 ma participé ci 3e édition hip hop feeling bu Fata doon def 2STV après participé ci lu ci mel ni Nescafé Africa Revolution hip hop discovery bu Simon 2012 ma bokk ci benn album bu génn bu tudd Karedas boo xam ne Africulture moo ko produiroon mu nekkoon 4 artistes muy man Balvada Sall Ngari ak Odigen aussi ma bokk ci benn projet bu tudd Urban Nomade boo xam ne entre Nouakchott ak Dakar la woon Dakar mën ak xumaan ñoo ko doon représenté festival asalaamaaleykum bu Nouakchott def tandem Paris Dakar fii nii Dakar après quelque temps ma génnee ci ay son yu mel ni que yéene bu ma def ak Jaman bu Express. est-ce que mën nga ñëwaatal ñun ci album bi thème bi mën nga ñu cee expliquer la moo tax nga taamu thème bi ak ba xam avant nga bi ngay door yaa ngi doon génne ay single wala da nga tëb rek génne album. mooy comme ni ma la waxee depuis 2003 la mais entre temps def nañu ay single yu bëri mais sama album solo bi mu ngi génn le 19 janvier bi passé 2019 laa génnee sama album solo tudd Ndëgërlaay mooy genre wéeruwaay quoi mooy appui mooy liy maintenir nit ki ba du saalit ba du xam nga ak lu jamono metti ak lu dëkk bi jaxasoo doo dugg ci yenn yi parce que juste sa éducation du la ko permettre sa diine wala sa culture réew wala ainsi de suite donc loolu noonu di la empêcher ak loolu noonu di la téye ba doo dugg ci yenn yi mooy sa ndëgërlaay mooy fi nga sukkandiku. te ngeen di rencontrer ci milieu bi. des fois da ngay bëgg sa musique accéder fenn fi doo amagum soit je dirais pas les moyens mais doo amagum opportunité wu yeggale ko fenn fi. des fois aussi même ci organisation yi ñuy def nii pour nga teg concert xam nga c'est un peu compliqué sono yi cher affaire yu bëri quoi. il y a tellement de complications su fekkente ne tu n'es pas bien managé yooyu noonu c'est des difficultés aussi. ñu jaajëfal ko moom Mamadou Ngom alias MC Mo ci fàttali ab artiste rappeur la ñu leen di dig daje ci beneen découverte. ngërëm ñeel na la Fatou Sow ngeen di woy di déglu xibaar yi caada yi ci rajo King FM ñu woyal. King FM partout et nulle part ailleurs. ay nataalu bés bi kon ki la di Dieynaba Wele la ñu gën koo xam ci Acha Wele. Acha Wele nag moom rek li ñu ko gën a ràññee moom moo di musique bi nga xamante ne moom lay def mu jot am li nga xamante ne moom moo di expérience waaye itamit carrière gu riche ak it juróom-benn album def nag lu ëpp ñeent fukki at ci li nga xamante ni moom moo di wàllub musique nekk itamit ancienne pensionnaire bu ensemble lyrique traditionnel foofu la ca Sorano portrait bi nag ñu ko def moom moo di Mamadou Sow. Dieynaba Wele ñu gën ko xam ci turu Acha Wele doon daanaan ci wàllu musique traditionnelle waraloon mu bokk ci artiste yu mag yi ëmboon loolee di ensemble lyrique traditionnel bu Sorano ci atum 1987 Acha Wele gane àdduna sa dëkk bu ñu naan Thialène ci département bu Podor mu ngi tàmbale woy ci atum fukki at ak benn Acha Wele am carrière bu riche ci wàllu musique ak juróom-benn album daanaka lu ëpp juróom fukki at mu yëngu ci wàllu musique mu tàmbale ak groupe Jibi Nande Fouta dajale woon ay jeunes artistes yu ki mel ni Baba Maal.
inde nde komi si mawni tan ɓeene mbaɗi jibinande mbaɗi kayitaji min jurnino min tawi ɓe ko joom kayitaji soko amen goto janggo ara ko ganndo o wiite awasiri jam wuuro heɗima o wi ɗum jarani fuuɗanede jibinande e lasde fof ko goto gari e mbatte lasde fof lasli o noon kanko woni fof gannaaw ab tournée ba ñu doon amal sa Fuuta la kii di Acha Wele ñàkkee doomam bu jigéen ci ab suuxub gaal Min Debbo doonoon ñetteelu albumam ci atum 1995 amoon succès bu mag ñu ràññee woon ko itam ci thème bu am solo bi mu doon wax ci jafe-jafe jigéen yi seen néegi sëy gannaaw succès album boobee la kii di Acha Wele doonee Adja ak demam bu njëkk sa Makkatul Mukarram atum 2004 jàpp tey Acha Wele daanaka jafe na nga dégg ko wala gis ko ci yenn spectacle mu toll tey ci 64 ans moom daanaan bu mag bi daanaka boobu ak léegi génnewul benn album. ngërëm ñeel na la Mamadou Sow doon defal kon nataalu bés bi tey ñu jëmale woon ko ci woykat bile di Acha Wele ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. nan leen ko waxe woon rek noonee lay demee kon ganu Midi Culture tey kile di bindkat bile di Ahmed Guissé la ñuy doon. moom nag lañuy dalal moom Ahmed Guissé ci waxtaan bi mu sekk ak kii di Papa Madiakhaté Sarr nag daal dinay dellu si waat ci taxawaayu bindkat ci li nga xamante ne moom moo di société bi waaye itamit ci bindum livre yi file ci Sénégal ñu teewlu ko. Ahmed Guissé maa ngi lay nuyu tey yaay sunu gan ci Midi Culture nga doon ab bindkat am sax ñenn ñuy wax ne yow xeetu bind bi ngay def daanaka li ngay yëngatu mooy éveil de conscience lu tax nga jël posture boobu noonu ci say bind lu ci bëri ba tax ñu lay tuddee noonu. dama yaakaar ne bind léegi dafa am rôle bu important bindkat waratul bind pour nettali yenn message ay histoire d'amour ay kii yu mel noonu bindkat rôle mooy fi société bi tollu participer à l'éveil des consciences du peuple loolu mooy yoonu bindkat lépp loo xam ne war na nekk lu mën a gàllankoor wala lu mën a nit contribuer lu yéen nit ñi pour ëllëg loolu mooy liggéey bindkat amoon na bindkat muy woykat muy ñu mel ni ku nekk am nga aujourd'hui un rôle capital dans l'éveil des consciences des sociétés et ku nekk da nga war a assumer sa rôle bu la ko yàlla mayee nga mën di bind nit ñi di ko xool diir wala ngay woy nit ñi di ko dégg sa warugar mooy li nga xam ne moo nekk li nga xam ne mën na dimbali askan bi pour ñu gën a mën a jël seen bopp en charge. alors jamono jooju nga xam ne da ngeen taxawaayu yee askan wi ci seen i li nga xam ne moom ngeen di fent jamono jooju ñu gis na ci wàllum lecture bëri na ci ndaw ñi ñoo xam ne daanaka lecture farataalutuñ ko trop yow loolu lan nga jàpp ne moo ko gën a sookee. waaw xam nga loolu li nga wax moom dëgg la xam nga lecture ndaw yi jàppaluñ ko trop parce que bon avec l'avènement de l'internet des trucs de l'audiovisuel xëy na xaar internet léegi il faut nit ñi xale yi ñu gën leen yóbbu ci lecture da ngay dama la jël exemple dëkk yu mel ni ay France ak yooyu pourtant ay audiovisuel ay télévision ay internet fa la gën a développé mais terewul fa la lecture gën a développé dañuy lire kenn ko lire parce que xam ne c'est question de culture la ak d'éducation il faut ñu jéem a egg ak xale yi foofu jéem leen inciter à la lecture jéem leen wax lan mooy njëriñu lecture ci seen développement personnel seen culture personnelle ak ëllëg et incha allah xam naa ne bon ñu bari ñu ngi si jéego fi mu nekk nii te yaakaar nañ ne de plus en plus on va trouver des formules incitatives ñu gën a may xale yi ñu gën a mën di lire parce que wala leen lire ni mu amee solo seen adduna seen développement personnel ak seen mbiru yaataayu xam-xam. alors ngay bindkat ñu nemmeeku ne Sénégal it doon na réew moo xam ne bindkat yi nemmeeku nañ ne am nañ fi taxawaay loolu ci lu yàgg sax ci ay jamono yu yàgg tey nan nga gisee milieu bi secteur bi mbind mi ci ndaw ñi ci surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy bind jamono yi. waaw bindkat yi tubaab fakal la bari na loolu Sénégal léegi ñëpp a ngi bind ñëpp a ngi jeex si problème dafa mel ne bind bi des gens commencé ñu libéré wu seen parole. te commencé bind te loolu lu am solo la te loolu lu ñu rafetlu la malgré que xam ne bind nuuru lu la sax borom ñuy bind c'est pas il faut pas celui de pas d'écrivain ñuy bind yëpp passion mooy tax di bind mais du xaalis
mais il faut aussi que bind moomu ñu gën ko encadrer ba nga xam ne bind bi nekk bind de qualité parce que bind mi bari na mais il faut aussi que ñi nga xam ne ñooy éditeurs yi ak ñenn mën a encadrer bind bi ba nga xam ne bind mi gën nekk bind de qualité ba nga xam ne ngeen ko jëriñoo wala mën ko jëriñoo wala ça veut dire que tey ni muy bind ni bind mi bare moo lay won ne am na besoin d'expression bu am Sénégal besoin d'expression mais